yéenekaay ñu ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf magistrature réew meek ni ñu ko tëggee daanaka mboolem yéenekaay ñu xëyandool moom la ñu xëya ubbi l'Observateur ndajem conseil supérieur de la magistrature gi ñu doon séntu ak doon ko xaar bu yàgg ba léegi journal bi nee nañu def nañu ko démb ci ngoon ci teewaayu président de la république Macky Sall fa la ñu jëlee dogal yu bari ñeel magistrature gi Serigne Bassirou Gueye ma ne woon procureur de la république jugee na fa ca présidence de la république fa la teere Amady Diouf moo ko fa wuto Omar Maham Diallo jël place ndéem si yàlla Samba Sall mi ne woon doyen des juges ñu jël Lansana Diaby mi jiite woon parquet général yóbbu cour suprême indiwaat Ousmane Diagne mu wutu ko ca parquet général yéenekaay bi nañu kii di Abdoulaye Ba mooy léegi président tribunal grande instance bu Ndakaaru Cheikh Ba mooy président tribunal grande instance bu Pikine Guédiawaye Le Quotidien nañu néeg bi ngan ko doxinu yoon ci réew mi ak bale jaar na ci seen kaw démb Omar Maham Diallo mooy léegi doyen des juges Serigne Bassirou Gueye mi ne woon procureur de la république wàcce nañu ko ba jël yóbbu présidence jël Amady Diouf teg place am Ousmane Diagne la ñu def procureur général ca cour d'appel bu Kaolack it yéenekaay bi nee nañu bari na ay coppite yu fa am leneen lu am nay dogal tukkee ca ndajam conseil supérieur de la magistrature ga yéenekaay bi nee nañu bokk na ci Souleymane Teliko mi teere ji Tamba Les Échos Rewmi Quotidien ak La Tribune bokk bindandoo ci seen xët yu njëkk ne chamboulement diggool bëti am na ci magistrature réew mi te njiit réew mi Macky Sall moo fa jaar li am ci magistrature réew mi Sud Quotidien nañu bu dooni carte la ñu ne Macky Sall baatare waat na ko ba kupp fay la Sénégal nañu président Macky Sall yëf yi la gësam ci xët mu njëkk journal L'As ci la ñu jàngee ba tey ne Absatou Babou moo jiite léegi cour d'appel bu Thiès Soleil national ak journal Le Témoin bokk ñoom it nu ñu xibaare dogal yi bàyyeekoo démb ci ndajam conseil supérieur de la magistrature gi ni ñu ko bindee moo di mouvement gu yaatu la ñu nemmeeku ci biir magistrature bi Soleil national dolli ci di ñu bennal pal ya fa am ak nañu tëddee Ousmane Diagne procureur général Amady Diouf procureur de la république Omar Maham Diallo doyen des juges Souleymane Teliko mi teere ji ca Tamba Source A mi ngi ñuy xibaar giita ngas gu ma fi giita ngas ak ministre de la justice maître Malick Sall Teliko di ko xamal ne amul dara loo ma mën a toppee defuma dara lu jaarul ci yoon sama liggéey musuma jóg ci di ko defee ni ma ko yoon sante Source A nañu ministre de la justice garde des sceaux li mu tontu ci affectation bu Souleymane Teliko moo di ca Tambacounda dañu faa soxla ay nit yu am expérience Walf Quotidien nañu Macky Sall gësëm na magistrature réew mi journal bi mi ngi ñuy fàttali ne kii di Serigne Bassirou Gueye ca palais de la république fa la mujjee journal La Mandat ne ko ndok nangeelawam nangu jugee gi Serigne Bassirou Gueye jugee ci toogu procureur de la république yéenekaay bii di La Mandat mi ngi ñuy xamal ci xëtam mu njëkk ne gisee sa ci lu ñuy rëccu journal L'Info xëy ak ñun ci juróom-ñetti at yi mu doon procureur de la république moom Serigne Bassirou Gueye ak dossier yu mag yi jaar ci ay loxom yéenekaay bi jukki ci dossier bu Karim Wade bu Aïda Ndiong boobu Khalifa Ababacar Sall mbiri pétrole bi ba ci massage Adji Sarr beeg Ousmane Sonko moom Ousmane Sonko moomee sax bokk na ci ñi Seydou Gueye xëy ci xët mu njëkk Vox Populi porte-parole APR bi di Seydou Gueye nee na Ousmane Sonko mënul di bàkk ko patriote bu nuppi du ko doxe du ko waxe ndax foo ko fekk ci fit nag fippook faste sikkim rekk ci lay dox ñu dox dellu ci source wa fekkaat fa beneen kàngamu APR mu di Abdoulaye Diouf Sarr moom Diouf Sarr mi waa Benno Bokk Yaakaar tànn teg ko ngir mu doon maire de Dakar mi ngi watal waa Yewwi lu rëy ci biir journal bi Abdoulaye Diouf Sarr nee na saaga yàkkamtee xeex la bu ñu yeggee ci ngoonuk 23 janvier 2022 ci la ñuy xamee ne saam ñaata la ak benn ñaata la duñu benn yéenekaay bi nañu cim ndaje mu doon def ak jigéeni Benno Bokk Yaakaar yi ci njiital ministre de la femme présidente mouvement national des femmes Benno Bokk Yaakaar fa la xamle moom Abdoulaye Diouf Sarr ne muy Barthélémy Dias ji Ousmane Sonko di ñu àndal nañu xam ne wax ji du làmmiñ wu rëy wala wax ju rëy 2009 ba léegi ñoo fi nekk nañu wax askanu Ndakaaru lan mooy seen bilan lan la ñu fi def ci wàllu désencombrement lan la ñu fi def ci wàllu aménagement du territoire lan la ñu fi def jëmee ci accompagner ndaw ñi mbaa jigéen ñi ci seeni projet bu Kabirou Mbodj mi bëggoon a jënd opérateur téléphonie bii di Tigo li ko yàq moom Kabirou Mbodj ci jëmi boppam mi ngi koy wax ci waxtaan yu mu séq ak wàllu Observateur Kabirou Mbodj nee na benn waay bu fi ne woon premier ministre fii ci Sénégal moo ànd ak gorom bu góor def seeni maguy ba xañ ma Tigo. Savon de Marseille Alphé, CCPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal. Déodorant Malaysia Umo ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ci ak Mamadou Mohamed di ko gërëm ak yéen ñi doon teewlu xibaaru suba seeg RFM li ci gën a fës mooy yeesal yi nga xamante ni am na ci biir magistrature bu Sénégal ak doyen des juges bu bees Oumar Maham Diallo lay wuyoo daal di fa wuutu ndem si yàlla Samba Sall Serigne Bassirou Gueye ci xibaar ba woo ci parquet bi wutali palais jamono yu Amadou Diouf wutu ko ne procureur de la République Souleymane Teliko moom ñu ngi ko yóbbu ca Tambacounda Ousmane Diagne dellu si ne procureur général ci cour d'appel ab Ndakaaru liggéeykat yi ci wàllu poste ñoom ñooy yëglu boobaak léegi ci wàllu yorin bi ñeel seen kër daal nu rafetluwul wàllu gestion bi bu nu sañoon ay yeesal naka noonu di coppite am ca TER bi di train express régional saxaar gu gaaw gi nga xamante ni Dakar Diamniadio dina tàmbali daw gi 23 décembre ni nu ko jàppee neb délai loolu ministre Mansour Faye ko xamle ca Ndar ne délai boobu di 23 décembre 2021 dinañu wàccu ak moom incha allah ab magistrat yi Sénégal ci wàllu toogaay ne ay poste
poste bokk na ca coppite ci wàllug doyen des juges am na ku bees wuutu fa ndem si yàlla juge Samba Sall di Oumar Maham Diallo Serigne Bassirou Gueye moom dafay bàyyi ko fa mu nekkoon ne procureur de la République wuutali ci xibaar ca palais ba ki ko wuutu Amadou Diouf la Souleymane Teliko ñu yebal ca Tamba jamono yu Ousmane Diagne dellu si ne procureur général ci cour d'appel Ndakaaru liggéeykat yu poste ak télécommunication Sénégal ñoom ba tey ak mer ba futt ci wàllu yorin ba ñeel seen kër bu nu sañoon ñu ne coppite ci wàllu gestion bu poste ci Sénégal leneen ci xibaar bokk na ca bii tukkee ca ministre bi ñu dénk wàllu transport Mansour Faye dëggal ni TER bi di train express régional dina tàmbali ak dawam ci Ndakaaru ci weeru décembre ci ñaar fukkeelu fan ba ak ñett ci technique bi Abdoulaye Diop. ñu tàmbalee xibaar ak yeesal yi ñeel wàllu magistrature bu Sénégal tribunal grande instance bu Ndakaaru léegi am na doyen des juges di Oumar Maham Diallo ab diira ngi amu foon ginnaaw génn ak àddina juge Samba Sall jàppale ndi kon jamono yi Oumar Maham Diallo mooy ki ko fa wuutu ci wàllu woowu laata loolee moo nekkoon ba fi président chambre cour d'appel bu Ziguinchor démb kon la ak palam jip ci ndajeem conseil supérieur magistrature ci palais de la République ci njiital président Sall leneen ne coppite ak pal bokk na ci Serigne Bassirou Gueye ci xibaar mi dem ca palais de la République jamono yu Ousmane Diagne dellu seene procureur général ci cour d'appel Ndakaaru Ibrahima Diamé. ay bopp yu bees ci conseil supérieur de la magistrature doyen des juges Samba Sall mi génnoon àdduna daal dinañ koy remplacer ginnaaw bi ñu toogee lu yàgg kenn wutu ko kii di Oumar Maham Diallo nekkoon président chambre cour d'appel bu Ziguinchor moom moo ko wutu kii di procureur de la République Serigne Bassirou Gueye moom itam daal dinañ koy remplacer kii di Amadou Diouf président chambre cour d'appel bu Ndakaaru moom moo ko fa wutu Ousmane Diagne mi nga xamante ne moom la Serigne Bassirou Gueye remplacé woon moom la ñu nommé procureur général près la cour d'appel de Dakar mu wutu fa kii di Lansana Diaby yeneen nomination yu bëri nag daal nañ koy jël ci ndaje conseil supérieur de la magistrature bi leen jiitu réew mi Macky Sall président de la République jiite woon conseil supérieur de la magistrature nag boo ko xayma am na ñaar fukki membre ñoom ñëpp ay magistrat lañu ba mu des kii di njiitu réew mi nekk ci bopp ba ak ministre de la justice mi doon vice-président. Ibrahima Diamé ñu waxtaanee liggéeykatu Sénégal ña ca fare ak poste di syndicat travailleur poste télécommunication ñoom ba tey fa woon na woon ci wàllu taxawaay bu nu sañoon daal ñu ne coppite am ci wàllu nanu yore seen kër googee daal dinañu joxe nit ci seen nekkin kër gi yore wàllu à la traite gi muy IPRES Aminata Ba. La poste n'est pas ton dibi. Bibi, la poste n'est pas ton dibi. syndicat bi ëmb ñi liggéeyee poste ak yu télécommunication daal di mexe ba futt seen direction générale yile liggéeykat daal di bëgg doxalin bu bees ci seen bërëbu liggéeykaay seeni ñaxtu ñu daal di koy def ci ab mémorandum Ibrahima Sarr nekk seen secrétaire général. Il y a une politique de diabolisation de la poste. Une stratégie du pourrissement boo xam ni dañu ko bëgg a def bu sénégalais yi gëmee ne tey poste au lieu njëriñ la leen di andil mais fardeau la pour le contribuable sénégalais. Nous avons fait un mémorandum bu synthétiser affaire bi yëpp. ci bi la xeex ñoom nag bàyyiwuñu ci ginnaaw IPRES bu ñu sukkandikoo ci seen secrétaire général bile entreprise mu ngi indil ay gàllankoor poste. IPRES jamono yi gis nañu attaques yi parce que le jeudi ils ont fait un reportage à Dagana à Richard Toll où il y a une forte concentration de retraités bu xaalis amul pratiquement pour nga fay na nga doon fay jafe. kuréel gi di FRAPP France dégage daal di wàllu si liggéeykatu waa poste Guy Marius Sagna jàpp ne lépp nag njiitu réew mi Macky Sall moo ko waral. gestion sobre et vertueuse foog nañ ni ci poste la war a amee. fin 2021 ak 2022 bi dina métti ndaxte képp kuy ministre ak directeur di nga gën a tibb xaalisu Sénégal pour defee ko campagne. te loolu bokk na ci li rey poste. Macky Sall moo ne say directeur ak say ministre bu ñu demee élection ku ñàkk ci yéen élection ma tëbal la loolu mooy lan tibb leen ci keesu société nationale yi pour ngeen def politique. syndicat bi ëmb ñi liggéeyee poste ak télécommunication fas yéene wéyal seen xeex ñoom nag ñuy artu nguur gi ñuy xamle nag bu dee rek saafaruñu seen i jafe-jafe dinañ daal di wàcc ci ay gox yu bëri yi nekk fii ci biir réew mi. jërëjëf Aminata association ñi amee laago yore lijaasa muy association personnes handicapées diplômées yu Sénégal ñooy sàkku ak doxale jëm ci loi d'orientation bi nga xamante ni wote nañ ko assemblée nationale doxale gi boobaak léegi furaas daal di xiideen ñu ngi sàkku sax ci kilifa diine yi ñu ne ñu fexe wax ci ak état ba mu doxale lu ni mel ci conférence de presse lañu ko xamle ci Parcelles Assainies ci Ndakaaru Oumar Mbow.
jaral nañu ba joxe suñu bakkan ngir handicapé yi nekk ci jàmm daf ñu koy jaral. bu fekkente na sax ñoom dañoo amee laago am nañu baat bu dëgër ngir rek ñu dégg leen. Serigne Gueye président de l'association des handicapés diplômés du Sénégal. ñu appliquer loi d'orientation sociale bi pour handicapé yi jàng mën a am xëy yeneen handicapé yi itam aussi mën a bénéficier wu aussi ci loi bi. parce que ñun xeexaluñ handicapé bi jàng kese mais handicapé yi nekk Sénégal la ñuy xeexal même ki nekk ba Fongolo mi sax ci la bokk. parce que loi bi buñ ko décret yi buñ ko appliqué rek coono handicapé daal di jeex mais dañu gis ne loi bi ba léegi mënuñu ko appliqué. moo ne de njiitu réew mi moom ànd na ngir ñu appliqué loi d'orientation sociale bi waaye daal dafa mel ni njiit yi ko yellool ñooy daal di bañ ba léegi. président mi ngi joxe ay ndigal mi ngi joxe ay instruction mais ba léegi instruction yooyu kenn du ko jëfe et li ñu gën a metti nag mooy dañoo dégg ministre Aïssatou Cissé mu ne ñun recevoir nañ ñu palais waxtaan nañ ak ñun ba jël nañ ñëpp ñu ngi liggéey c'est vrai que ñoom woo nañ ñu palais waxtaan nañ ak ñoom palais mais li ñu waxoon lépp ak li ñu def dara du ci dëgg waxtaan nañ ak ñoom def nañ lépp mais li ñu waxoon lépp gisuñu ci dara donc kon bu taxawee ne jël nañ leen ba ñu ngi liggéey loolu du dëgg. yile doomi aadama yu amee laago nag génnoon nañ ci mbedd mi di ñaxtu aljuma ji ñu génn ngir laaj seeni àq ak yelleef waaye non seulement takkader yi dañ leen ko tere teg ci itam ñu fitnal leen. sëriñ si aussi ñu ngi leen di woo kilifa diine ak kilifa aada yi parce que mbir mi fa mu nar a jëm du baax parce que li gars yi def nii bu ñu ko defaatee ay bakkan sax mën na ci rot. RFM Parcelles Assainies Omar Mbow. ñu dem ba Bambey Oumar ak université Alioune Diop ba fa ak it xibaar ba woon ñeel wàllu intoxication ca restaurant ba di lekk goo xamante daal gu baaxul la gu fa gune yi lekkoon étudiants yi am ca ñu mu yebal hôpital ginnaaw si nag kilifa yi jëli mesure bokk na ca daal di pomper que setal wi ci bërëb ba naka noonu it taxawaayu service d'hygiène waral sax njiit la ba fa ay recommandation di digle ci wàllu cetal moom jiit noo yetu Sarr Babacar Diouf ci Bambey. restaurant universitaire bi. war nañoo gën a dalal xel yi encore ñu xam ne xam nga yàlla moom lu mu def rek moo gën xëy na nii la waroon demee mu defe ko nii mais dañ ci sant yàlla et puis di remercier aussi waa Wakam parce que aussi seen taxawaay rafet na si biir marché bi yaakaar naa ne li fi xew amul benn problème fair play bu rek lii rek la ñuy xaar si sport amul leneen lu dul lii. match bi nag am na ay policiers yu bare yi nga xam ne ñëwoon nañ fa kilifa yi dañu doon moytandi rek bu fi dara xewoon waaye ci ndaje boobu jàmm rek moo ci mujjee xew Jibril Wade mooy njiitu ligue football professionnel. gërëm vraiment sa Stade de Mbour ci liggéey bi nga xam ne def nañ ko ci population yi parce que ñoom aussi li métti bi yëpp ci ñoom la daloon ñu nangu ko aussi nangu ko fàtte ñun tamit ligue professionnel ak Wakaam ak yeneen club yi ci des yëpp ñu nangu tirer leçon yi nga xam ne loolu moom la juróon ba tey mu indi li mu indi te li mu indi du fii rek de commencé nañ ko depuis keroog ci match Pikine bi ak Guédiawaye boo gisee keroog nit ñi bay daje nañ fa waaye aussi demoon na si jàmm. match bi nag notable Wakaam yi ak waa Mbour ñoom ñëpp ko teewoon benn pàcc sax ci collectif victime drame Stade Demba Diop bi seetaan nañu match boobu. RFM bu Abdourahmane Diallo. ñu wax itam ne Renaissance dem fa daan Sonacos démb ñaari bal si benn gannaaw ba nu jëlee loolee di titre champion d'Afrique si football à 11 ñii nag di ñi seen dégg naqadi te itam nu muuma ñu duppee ko équipe nationale surmuée tey jii bu ñeenti waxtu jotee président de la République Macky Sall moo leen di dalal ca palais de la République ndax lu wax jëfee Abdou Diouf waxoon ba léegi dafay wéy di fi ne ku def lu rëy am lu rëy kon tey leen dalal jox leen ay neexal ñu fàttali lu rëy lañ defoon. waaw ñoom dañoo gañoon Coupe d'Afrique. voilà très bien dañoo gañoon Coupe d'Afrique des Sourmiers. ci Kenya. macha allah jongante bi yëpp kenn daanu leen Tassirou Diallo sunu consultant moo nekk seen directeur technique. tey ji nag ci ñeent waxtu lañ leen kon dalal foofa ca palais de la République mu nekk lu am solo. te itam di doon loo xam ne dina mën a ñaax équipe nationale bii fi ne te Aliou Cissé yor ko ngir ñu mën a roy ci ñi bu ñu demee foofu ca Cameroun ñu def itam lu rëy ngir Sénégal yëpp mën a am mbégte ci ñoom. léeg-léeg des ko xaar tey jii ci ngoon mu jëm si wàllu Ligue des Champions dinañu sóobu si juróomeelu journée phase de poule yi tey jii bu takkusantelee fanweeri simili ñu ni Dynamo Kiev mooy joué ak waa Bayern de Munich Manchester United ak Villarreal 20h équipe bu Barça mooy joué ak Benfica Lisbonne Young Boys de Berne ak waa Atalanta de Bergame ay doomu Italie la ñu Salzbourg dinañ joué ak waa Lille Séville Wolfsburg danoonu amal jongante Malmo laale ak waa Zenit Saint-Pétersbourg Chelsea bu Edouard Mendy ak waa Juventus de Turin li des dinañ ko yeggali ëllëg
nu wax itam ci wàllu Edouard Mendy bokk na si ñu lim ni ñoom ñooy juróomi góol yi gën a xarañ si réewu Europe ya lim googu nag dañuy seet ci ñoom ñëpp kan lañ ca war a jàpp ndax juróomi yi la ñu Edouard Mendy moo jiitu ci liste bi topp ci doomu Brésil bi di Alisson Becker nekk ci Liverpool Gianluigi Donnarumma nekk doomu Italie di góolu ci Paris Saint-Germain Manuel Neuer doomu Allemagne la mu ngi nekk ca Bayern de Munich Kasper Schmeichel danois la mu ngi nekk ca Leicester mooy juróomi góol yu ñu jàpp ni kenn ci ñoom dina gagné googule raaya waaye lim gënu ca lim Edouard Mendy rek ndam la waaye ndam la balaa muy gën a mat nag mooy mu fexeendi ba daal di koy gagné nu jeexal alaaj ak wàllu basketball Guédiawaye basket ak waa Flying Star si jigéen ñi déwén danañu basket si première division ndax dañoo qualifié final jëmoon si tournoi de montée bi doon am démb la ñu daal di kon valider seen ticket tey jii nag la ñu amal final bi ñu xam suñu ñaar ñooñu kan mooy champion si D2 bi. jërëjëf Malal Junior Diagne. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu dalal Hadj Ndate Diop ci chronique culture bi. dal leen ak jàmm. fukk ak ñaareelu édition bu festival Saint-Louis Docs di festival international film documentaire danañu ko amal fukki fan ak ñeent ba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre wi di ñëw mu am prix bu yees boo xam ni tabb nañu ko duppee ko prix de la critique lu toll ci fanweeri film yoo xam ne ni jóge na ci fukk ak juróom-ñaari réew dañ leen fa projeté ci lu toll ci fukk ak juróom ci ay site lu jëm ci wàllu compétition officielle bi nag fukk ak ñeenti film court ak long métrage ñooy seq jongante bi jury bi nag ñi ko seq di ay professionnels yu cinéma yu audiovisuel ak ci wàllu aada ak cosaan. comme suñu leen invité sax du ñu ñëw wax dëgg fa neex yàlla ren jii nag tàmbali nañu benn convention boo xamante ni si lu diir bu yàgg lay nekk entre ñun ak ñoom loolu waa ville de Lille ñu ngi siy jàppale mais daal yaakaar nañ si convention ren incha allah. long métrage bi TV5 Monde la. léegi nag si loolu am na yeneen partenaires comme le FOPICA ministère de la culture waa Suisse waa France ak région de Lille. waa délégation générale de Wallonie-Bruxelles bu Sénégal yàgg taxawu festival bi jagleel na ren 2000 euros maanaam lu ëpp 1 million si suñuy koppar nar ko jagleel prix court métrage. Mélanie Sadio Goudiaby di conseillère ca fédération Wallonie-Bruxelles. numérique bi foog mu am ci wàll. donc loolu yëpp ay saytu la ñu ñuy xool naka la ñuy xoolaat réfléchiraat ci programmation bi ci diffusion bi léegi nag délégation vraiment dañu décider waat ren gunge waat leen ci organisation bi ñu doté waat prix wu court métrage bi pour un montant de 2000 euros. Festival international du film documentaire Saint-Louis Docs li ci gën a fës bokk na ci ay ndaje toog waxtaan diggante cinéaste dina am ab bërëb bu ñu jagle lépp lu aju ci wàllum mbindum film buñ ca noppee dina am ay atelier de formation buy dajale ay ndawu gànjool ngir rekk jàngal leen nu ñuy defee ay documentaire ak seeni téléphone portable. tey jii ci talaata ji la ñuy ubbi colloque international bi ñu jagleel